famille la moo ñu jur di sàkku ay doomam di sàkku ay sœuram comme niñ koy waxee yàgg na di ko def il a commencé très tôt ci cercle familial bi di ko def ay sœuram di ko def ay cousine di ko def ay doomam malheureusement ñun ñi ay doomam ñu jël ci suñu wàll. Personnellement man bi ma koy dénoncé j'avais 10-11 ans nekkoon primaire dernière année primaire bi ma ko dénoncé au sein de la famille ñu wax ko mettre ko devant le fait accompli mu tëb foofu di dal di say di def yëfi dofam yooyu donc mu génn ñëw ànd benn xaritam koo xam ne il l'a présenté comme un ancien inspecteur de police ñooñu ñëw ñu ne waaw man dama dof sama xel neexul sëru sama maam bi nga xam ne moom laa ñëwoon confier problème boobu mu ne fekk gis na ma seet na ma comme ni ma sama yaay juree mu ne xale bi wax na dëgg parce que nekkatul jànk sama maam jaaxle ñoom ñëpp ñu jaaxle instant boobu noonu ku ci nekk di wax naan kii dafa dof kii wérul il doit être malade parce que lii nii lu mel nii ku koy def say doom wéroo loolu mère bi ni leen xale bi bu dofeek bu doful man loolu intéressé ma mais man en tant que femme gis naa xale bi te xam naa ni que nekkatul jànk dañ koy yóbbu hôpital ñu attesté loolu au cas où bu waxaatee lu mel nii buñ ko laajee kan la ko wax man sama jaan dina wàcc donc ñu insister ma ànd ak waa ji ma accusé muy sama waajur bu góor ak son ami ñu ànd ak sama maam ñu dem ci benn clinique biñ demee foofu au niveau d'une clinique ñu ne ma naa toog ne sama maam dugg ci beneen salle ma toog ma gis xaritam bi ak moom ñuy jaabante xarit bi mi ngi au niveau de l'accueil à un moment ma topp ñu wax ma topp benn femme buy muuru ibaatu bu xees ma topp ko ñu traversé salle de travail daal di dugg mu ne ma naa tëdd ci lit brancard bi mu simeeku tëdd foofu mu xool ma mu ne kan moo la def lii soo ñëwul woon fii tey da ngay dee parce que sa kanam dañ ko yàgg fowe ma ne ko sama papa la mu ne ana mu jàpp nañ ko ma ne ko déedéet mooy ki sol jeesneer bu marron bi bu chocolat bi te mu takk maktuum bi mi ngi ci biti mu ne ma kii dafa dof an sa yaay ma ne ko sama yaay yëgu ko mu ne ma seen waa kër lu ñu wax ma ne ko kër gi kenn gëmuma parce que sama papa mi ma def lii yàgg na ma ko def te bu mu jógee màkk yàggul noonu femme bi ne ma maa ngi ñëw keroog laa gëj a gis femme bi fi ma toog ci lit brancard bi sama waajur bu góor ci boppam moo tijjiwaat porte bi ne ma pare nga solal yére ma sol yére daal di génn toog fi ma toogoon ci accueil bi tandis que xaritateur bi mi ngi sëppu ci accueil bi réceptionniste bi nekk ci clinique bi foofu la sëpp di wax ñu jox ko benn enveloppe mu xëj jël enveloppe bi dugg ci salle bi sama maam nekk ne ko nañ dem elle n'a rien mi ngeex ndawam ñu dem ñibbi ñuy dof lu naan ay xale laag lecture bi laag ay day inventé ak day affabulé après ñu daat may ne lii bu ko waxati lii c'est très grave kenn du wax lu mel nii sa papa ñu ne ma sukkal nga baalu ko ak j'avais 10-11 ans en 2008-2009 comme ni ñuy waxee l'histoire elle a une fâcheuse façon de bégayer. Moins de 10 ans après sama sœur elle a subi la même chose pourtant yaayam keroog bi ma dénoncé waa ji bi ñu woowee yaay ji dafa jooy mu ne man dama mën fen que dama bëgg a tas sëyam ci xale boo xamante ne am na 10-11 ans sama sœur bi elle a vécu la même chose même dame bi moo solaat daalam ñëw ba kër ga di jooy daan ne yëg ngeen diw li mu def sam ñoom maam ne ko yëguñu ko ci la expliquer li dal sama rakk bi ñooñu tamit toog téye seen bopp parce que wax dëgg fa yàlla neexul de mais man ba ma ci tollee elle m'a tourné le dos te loolu ba mu doon xew am na yoo xam ne daaw ko fa fekk mais yeneen yi da ko fa daan fekk biir këram sous son nez ma yuuxu wàllu faalewu ma doomam bu ci tollee itam naturellement day nam njaboot gi yëpp famille bi yëpp soutenir ko kenn souteniru ko donc noonu man bi ma jëlee sama dàll dem seeti ko je lui ai demandé mu expliquer ma ne ma exactement waa ji dafa def loolu sama papa ma laaj ko moom sur le plan juridique lu mu def mu ne ma porté na plainte et que mujjul fenn moom femme bi ci boppam elle me révèle que sama waajur bu góor ëmbal na benn ñeesam man kooku xamoon naa ko parce que même si j'étais encore jeune mais xamoon naa ñeesam boobu bi muy doog a accoucher sama petite sœur boobu di taawam sa nièce lui servait de nounou moo daan accompagner sama tante boobu di accompagner sama petite sœur bi di ko changer couche ak di ko toppatoo turu ñeesam bi ma ne ko waaw maa ngi koy fàttaliku mu ne ma gisatoo ko de ma ne ko waaw à un moment kenn gisatu ko sama maam ñëpp dañ ko doon laajte mun ma dafa jékki-jékki daal di ëmb ñu laaj ko fii ku la ëmbal mu ne pour rien au monde elle ne va dénoncer l'auteur de sa grossesse ñu menacé ko ne ko dañ koy yóbbu police si la wax ni que sam papa moo ko biiral terewul femme boobu noonu quitté wala mu dem ñibbi dafa des ci ménage am mu expliqué ma combien de fois sam papa ay copinam la doon indi ci biir këram
su sonnee di jàll si néegam di def lu ñuy def pare génnaat kooku na ma yàlla baal bañul dara. bu ma ko laajee mu ne moom wax ji dootu si sori parce que waa ji ñi mu xamu leen moyens yi mu am moom amu ko dafa bëri sëriñ ak et cetera. mu ne moom divorce am bi ça traîne depuis 2017 prononcé duñ ko parce que waa ji mooy refusé maanaam sama papa mooy refusé signé divorce bi wala accordel ko divorce bi ce qui est archi faux ngeen baal ma. man loolu yëpp intéressé wu ma mu sëy ak mu bañ a sëy sàmm fu au pôle nord. li ma intéressé mooy le cas wu sama rakk bii nga xamante ne moom dem na ba ci biir bëggatul wax lu ci jëm man fu mu ko teg man loolu moo ma jaaxal. c'est la seule façon pour ñu épargner suñu yeneen sœurs yi dimbali ñeneen ñi. man sama wàllu wéy na de les faits me concernant sont prescrits mais au moins su waxee parce que am na avocat bu nga xamante ne woo na ko avocat bu ñu ràññee fii ci dëkk bi wax ko ni ko fayulu ko dara da koy jàppale te yàlla tax pour delloo xale bi ak xam ak yelleefam son intégrité humaine. pour jàppale ko wax les faits rien que les faits uniquement les faits te yàlla rek tax yoon daal di tranché nit ki suy dem faju ji mu faju ji suy dem tëddi mu tëddi parce que ñi tëdd gënu leen. femme bi di làqi ay daadaa tey suba ngoon musul woote musul dem li tax nag mu dem ba ci biir bëggatul dem alors que dossier bi c'est consistant ak ay preuves à l'appui man loolu moo ma jaaxal moo ëpp sama bopp bi. te am na femme bu nga xamante ne moo doon suivre sama sœur bi au niveau de Thiès li mu wax ndooy dégg nga ko nee na waa ji ci boppam il est puissant moom mi doon suivre xale bi à un moment këram néegam dañ ko lakk bureau ñu lakk ko mais nag dossier bi mi ngi ba tey ak ONG boobu noonu duma tudd seen tur. encore une fois waa ji ba mu dalee def lii yàgg na man nag donte les faits me concernant sont prescrits damay wax ba keroog may dee. dinaa ko yuuxu wax ko dénoncer ko fépp fu ma mën parce que au moins ça va permettre ñeneen ñi ñu moytu. def na ko benn sœuram boo xamante ne c'est une grande directrice ci benn société bu mag fii nii au niveau de Dakar. kooku nag bu saltee wala mu lâche frère am def ko jëf ju ñaaw boobu ba pare wëlbatiku di ko may njëkkee di ko tuddee doom ñoo salte ñoom la